rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si di ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bateau le Joola fukki at ak juróom-ñett ci ren gannaaw bi gaal gi suuxee njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru ñoom ba tey ña ngay sàkku yoon gindi leen ci bokk na itam li nga xamante ne seen i ay bëgg-bëgg la gaal gi la ñu génnee ko ci géej gi ba ñu mën a dëjal seen i ay mbokk. wàccaayu màggal Touba atum 2020 groupe Emedia Invest mu ngi woon foofee nag ca dëkk gu sell ga ci njiitalu directeur général Mamadou Ibra Kane ñoom nag ñoo ne woon ca Touba lépp nag feddali seenub kóllëre ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké itam fësal seenub mbébét ci liggéey gannaaw nag li nga xamante ne taxawaay ga ñu fas yéene am ci bile xew-xew di màggalu Touba atum 2020. ci biir xibaar yi daañu leen demal itam ca prison bu Louga ak jéego yi nga xamante ne moom la ñu fa def ci atum 2018 la ñu fa taxawal ab doolu 10 hectares lépp nag ngir may ñi nga xamante ne caabi da leen a féetee gannaaw ñu mën a daal seenub doole nemmeeku bi daanu fa ànd ak Amagor Robert Nia foofee nag ca diwaanu Louga ci biir jotaay gi. ci biir jotaay gi article de la semaine di rubrique bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel ayu bés gi jot tey nag ñuy waxtaanee li nga xamante ne mooy mbébétu président de la république Macky Sall def Kër Massar département njeexital yi nga xamante ne am na ko ci biir languk politique bi loolee nag di taxaw seetlu bi nga xamante ne journal L'As quotidien daal na koy amal ci xalima ki nga xamante ne moo di Mamadou Mbaxe Ndiaye moom mooy ganuk El Hadj Malick Cissé ci biir article de la semaine. ci biir jotaay gi ponk gu mujj gi daañu ànd ak Assane Topp li yéenekaay yi xëy fësal tey jii yemook gaawoo ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2020 mbokk yi bisimila ci jotaayu njolloor si. atum 2002 ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre ci la gaal gi suuxoon bateau le Joola ñu ngi ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2020 li ni mel nag def fukki at ak juróom ñett jëye boobee nag yóbbaale woon lu ëpp junni bakkenu doomi aadama waral nag jamono ji njabootu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci loru di sàkku ba tey yoon daal di leen gindi ci boobule l'accident waaye itam may leen ñu daal di génnee li nga xamante ne moo di gaal gi di bateau le Joola lépp nag ngir ñu rek ñu mën a dëjal seen i ay mbokk ki nga xamante ne moo di Chamsidine Aydara bokk ci kuréel gi nga xam ne moo ëmb njabootu ñi lorule ci bateau le Joola moom nag moo ne woon démb ganuk kii di Khalifa Diakhaté ci seen bloc d'information la totale ñu teewloo ay kàddoom. mais ça ne se fait pas ressentir tey jii orphelins yi ñooy wax tey jii famille directe victime yi ñooy wax mais tey jii suñuy su fi nit jëloon ay millions nit yi def marche génn ko kaas ko wante 1918 personnes ñu gaañ ndeysaan ak ndogalu yàlla lañ la siy tegal te mbir moobu sax am na beneen lu si kii ba tey jii nguur bi joxuñu liste officielle de victimes chiffre lañ joxe mais joxewuñu liste am na yoo xam ne yenuwul maanaam am na yoo xam ne waruñu sax toog fii di ko wax tey jii waroon nañ ko jàll bu yàgg mbirum mémorial musée bi soo leen fàttalikoo amoon na fii lu ñu fi waxoon ci place du souvenir nga xam ne buñ koy tabax ci loolu la waroon jublu ñu dem ba ci biir leneen laaxu ci ñu jëmale ko feneen changer idée bi ñu leneen ñun de lii ngeen ñu waxoon ñi ngi xaar Dina Aydara bokk nag ci kuréel gi nga xamante ne moo am njabootu ñi lorule ci suuxuk bateau le Joola ne woon ganuk Khalifa Diakhaté ci seen bloc d'information la totale ñu wax ci ñàkkum kaaraange bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ca zone de captage jamono ji nag askan nga fay yeewoo ñoom nag ne rawatunu ba yandoor waral nag ñu daal di sëngeem bu ñu sangoon nag nguurug Sénégal daal di leen taxawu ci ñàkkum kaaraange boobee nag ba indi kaaraange gu mat sëkk ba seen xel mën a dal reportage bu Alassane Nia. ñàkk kaaraange gi ci Sénégal di gën di law rawatina fii ci Dakar mu mel ni ñoo nga xam ne ñooy yeewoo ci zone de captage bokk na suñuy dund boobu la jéeya. Vieux Ndaw di tailleur dëkk ci boobu la gox lu tolloog ci ñaari at ci ren muy sàkku wàllu ci ñi nga xam ne ñooy takk dari waaye tamit di ñaan askan wi fa yeewoo ñu bàyyi xel ci seen kaaraange yi. te barag yi ñoom ñëpp ban fa nekkee ba léegi moom suñu xel dalut parce que à tout moment xeex rek nga fay gis
ñun keroog toog nañ bay 2 heures du matin ñu jéegi suñ balcon gis ñaari nit di xeex bay génnante jaasi ak paaka xam nga ne loolu tey jii nii koñ boo xam ne tey jii warta mën a am loolu koñ bu amee ndaw surtout parce que ndaw moom ci lu mu gis rek ci lay roy su ma sayoon na gars yi war nañ cee mën a taxaw bu baax parce que à tout moment nag ñoom ñi ngi fiy ñëw policiers yi mais yaakaar naa doyut. ñàkk xëy ndaw ñi ak xëy di tambambaalu nekk na loo xamante ni war na mën a jur boobu la jéyee. doy na waar gépp doy na waar parce que fii nit ñi sax dañuy teel a tëdd ñu fi toog nii parce que ñàkk sécurité bi bu ñu ñàkk sécurité wax dëgg yàlla doy na waar quoi waaw parce que gars yi nu ñu neex la ñuy doxee nu ñu neex la ñuy kii da ngay jékki-jékki benn waay génn jàmm wala yor benn jàmmam doo ñemee. ñi dimbali nit ñi jeunes yi ñuy liggéey parce que liggéey bi mu ngi fi quoi mais ku jàppale nit ñi pour ñu liggéey moo fi nekk xam nga ñoo fi nekkul waaw nit ñi nag am nañ ko pour jàppale nit ñi mais war nañu mën a gëstu nit ñi bu baax a baax gëstu waa zone de captage. góor gi nga xam ne nag moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo sanc boobule gox di joxoñ baarama tuuma ñi nga xam ne ñoom la ñu dàqa ci yeneen i gox ñu dëkk ci ay terrain jàmbur. quartier bu développé day ànd ak ay problèmes c'est vrai que depuis un certain temps nous vivons des petits problèmes yoo xam ni xëy na demul woon nii xëy na parce que dafa am des gens yoo xam ni avec l'inondation ñuy woon côté bële fi ñu naan wax excuse-moi du terme quartier cité des imbéciles fële si kaw ñu fa jógee presque 3 quarts yëpp dañ ñëw daan si fii ñëw fii alors dugg si quartier bi dafay yokk insécurité bi. ñàkk liggéey bi tamit si laa dem ñëm ci sax waaw parce que fii nii xam nga gars yi dañuy bàyyi jeunes yi ñuy toll suñu digg doole bàyyi jeunes yi ñuy toog fii di naan ataaya di xëy di xiiroo waaw xeex jote ñuy xeex loolu yëpp du yoon quoi ñi dimbali nit ñi. ngir xeex ñàkk kaaraange gis seen gox ndaw yi fay yeewoon nag daal di takku ngir sàmmal seen bopp seen quartier. Il y a 2 semaines dem nañu rencontrer le commissaire de Grand Yoff pour waxtaan ak moom même bu dul problème boobu ci la bokkoon mais aussi problème quartier bi yu bëri dem nañu waxtaan ak moom toog nañ lu yaatu de même que monsieur le maire waxtaan na ñoom moom mais ñoom li ñu lay wax mooy ñoom dinañ jël seeni matukaay par rapport à ça loolu rek la ñuy wax. askan ba yeewoo sa zone de captage ab tiitange la ñuy nekkee saa su ne. kan ñuy ñaan nguur gi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yor kaaraange réew mi ñuy faral di fa dem ngir mën a xeex li nga xam ni mooy ñàkk kaaraange am foofu nga xam ni mooy zone de captage. màggalaatum 2020 ñu ngi ci wàccaay li xalifa général ki nga xamante ne moo di xalifa général Mouride dalal démb délégation bu groupe E-Media Invest di njiitalu nag président directeur général Mamadou Ibra Kane groupe E-Media Invest feddaliwaat kóllëreem ci fi nga xamante ne moo di Touba Mbacké waaye itam daal di fësalanam bi nga xamante ne moom la fas yéene liggéeyee rawatina te bi la xew-xew ñu fas yéene màggal juróom-benni fan ci weeru octobre atum 2020 góor amal ab nemmeeku ci Touba président directeur général bu groupe E-Media Invest daje kilifa diine yi nekk ci dëkk bu sell bi mu di occasion ci PDG bu E-Media Invest dëggal taxawaayam ngir gunge événement bile naka noonu it wane ak yembam jëmale ko ci waa kër Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Rasoul. média bu fekkente ne ay professionnel ñoo ko séq ñu jaar fu ñu war a jaar ñu diisoog ñi ñu war a diisoo li muy defar moo ëpp loolu nag li tax mu gën ñoo encourager mooy cofeel bi nga xamante ni ñun dañ ko mës a am fi saa yu ñu ñëwee lépp loo xamante ni ñi ngeen dénk wàllu communication muy Cheikh Abdou muy Serigne Abou wax dëgg yàlla dañuy yombalal lépp. ci lu jëm ci couverture médiatique bi ñu nam amal ci màggalu Touba gi PDG bu groupe E-Media Invest dalal xel yi ginnaaw ba mu nammee génnee lépp lu ca war ngir màggal gu mucc ayib. ñëwuñu pour di wax ne dañuy def lii dañuy dugg fii wala dañuy génn fii mais dañu jël lépp daal ne leen mi ngi ci seen loxo bu ngeen ñu waxee taxawaay boo xamante ni moom la ñu war a taxawee ñun daal dinañ ci sawar lool. ak équipe bi yëpp nag ñii xëy na ñoom ñoo jiitu rek waaye équipe bi dinañ ko gën a renforcer muy ci wàllu télé bi ci wàllu rajo bi ak lépp loo xamante ni daal war nañ cee dugal suñuy loxo ci wàllu tasum xibaar.
ñu teeru ko dalal ko ci dëkk bu sell bi communauté mouride rafetlu doxalinu groupe E-Media Invest mi taxaw ci sàmm bëgg-bëggu askan wi. Serigne Cheikh Abdou moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma mi nga xam it moo jiite communication màggal gi nga xam ne mboolem taskati xibaar yëpp mooy seen buntu ci liggéey bi nee na mooy doomam la xaritam la bu ngeen yemoon ci moom rek doy na sëkk waaye li tax na ngeen sëkk sa jéego yi ñëw ba ci moom yàgg ñi nga àndal yëpp nee na da dibloo ci lu dul rek wan ko ni man sax njaboot laa maa ngi sa ginnaaw maa ngi lay déglu kàddu yi nga wax dégg na ko bu baax a baax te it rafetlu na ko ndax bi nga ñëwee nee nga sàkkuwuñ ni nii la ñuy def wala nii lañ koy defee dañoo ñëw rek topp seen ginnaaw di leen déglu lu ngeen bëgg nu defal leen loolu mooy wane ni kon télé bii moom télé bi waxuma sax ñi ko sos waaye jëmmi télé bi moom ab taalibe la waaw ndax maam jëmmi ITV moom taalibe la ndax loolu la sëñ Tuubaa waxoon wa tarkul ixtiraat mutlaxan wala bi baatini aléegi fii ma xadraaw wa ma ahu salabul ixtiyaar li xusni sandihi bila inkaar yi loolu moom defe naa ni bu ab média ñëwee wax loolu média bi moom la sëñ Tuubaa digaloon ab taalibe bëgg doon murid saadiya média bi loolu lañ wax tey jii ci kanamu soxna Badi. ci wàccaayu màggalu Touba gile groupe E-Media Invest sàkku ñaanuk xalif général kullu murit ginnaaw ba kilifa diine gile rafetlu doxalinu groupe de presse bile takku taxaw ngir lépp lu jëm ci màggal gi ñu mën leen ko digtal. Ndak loo dañuy desandek yow ndax na mu ko daan defee Cheikh Béthio Thioune soxna si di soxna Aïda Diallo daal dina ja topp ci ay tànkam ay junni nag ñoo bawoo fële ca réew ka Mali yegg si nag ci réew ka Sénégal rawatina ca Ngaabu lépp nag ngir waajal màggal atum 2020 ñu teewlu góor ndak loo. Ngaabu fii wàccaayu màggal gi di wëy ginnaaw ci loole benn pàcc ci nag yi ñu jële ca Mali soxna Aïda Diallo def lu ni mel yegsi bu ñu sukkandikoo ci taalibe yi di xamle ni soxna Sile bëgg-bëggam du leen lu dul fexe ba jëmmal xemem teefu ndem si yàlla Cheikh Béthio mi moyul benn yoon taxaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. yëf yi moom daanaka moom doo yëg sax coono gi ndax maanaam bu la wóoree ni ci màggal gi la jëm. yow da nga ciy bég ak ndigal liñ ci am ndigalu yóbbu nag yi loolu fierté la fu ne la leen nit di wooyee fu ne la leen nit di envoyé message ñëpp ci bég waaw day mel ni ñun coono gi sax duñ ko yëg waaw ndax bég gi daal la ñuy gën a sentir ke coono parce que Serigne Touba dañuy bég ba ni ñuy yegsee waaw coono moom duñ ko sentir waaw ndax duñ nekk ci liggéey Serigne bi di xalaat ay coono. ci lu jëm ci limum nag yi ñu mobilisé ngir bernde yi jëwriñ universel Serigne Saliou Mbaw indi ay leeral la ci lu ni mel. nag yi agsi nañ daal ci jàmm amuñu benn jafe-jafe waaw li fi des moo ëpp mu ngi chargé deuxième convoi bi chargé nañ ko te fii may wax yow ma ngay jëndaat nee na nag li mu bëgg a dugal nag xajul fii ci Ngaabu waaw ndax xam nga ak cant moom yàlla dafa giñ ñaar yoon ci benn aaya wax ne képp ku sant giñ na ne moom suñu borom dalay dolli. moo tax saa yu santee ren ndoolent googu da ciy fireeku ba lay ñëwaat day ëpp. mu di jëf ju cantaakun yi rafetlu ginnaaw ba ñuy xamle ni ndigal kott la ñuy wéyee. bi ma cëppeeloo tey ba gis lii waa xam naa ne ñun ndekete defuñu dara waaw barke Serigne Touba xam naa ne ñun ndekete sang bee baax ak yërmandeem di am nu muy waxee waaye ñun day xam nañu ni defuñu dara waaw ndax lii fi nekk te lii di premier arrivage lu ëpp lii nekk ci yoon yi di ñëw. waaw lii de ab soññee la ci man mii ko teewee te xam naa ne ñeneen ñi it bu nu gisee yëf yi danañ soññ ni ma soññoo waaw xam nañ ni lanu ca tàbbeeku si néew jëfut lii ñun moom loolu moom wóor nañu waaw moo tax soxna Aïda moom sant ko rek la ñuy def. ci Ngaabu taalibe yi wekku ci soxna Aïda Diallo di waajal màggaluk Touba gile ginnaaw bañ fiy xaarandi ay millions yu nit ci dëkk bu sell bi. ndak loo ñu dem ca Tivaouane Peulh ak gox yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca pegg ga collectif bi nga xamante ne moom moo ëmb ñi am ay dëkkuwaay ca cité Abdoulaye Thiaw Laye ñoom nag jamono ji seen xel mën naa dal ndax coowal suuf ga ñu fa daan nemmeeku gis nañ ci ab saafara gannaaw nag ba ñu janook secrétaire général bu ministère bi ñu denk wàllum hygiène publique kon jàpp leen ne doomi aadama yooyu seen ay dëkkuwaay mën nañoo wëyal liggéey bi gannaaw ba ñu ko dakkale woon ndax coowal suuf kenn ci ñoom la ñuy teewlu Abdoulaye Sow léewu yoo moom mooy coordonnateur général boobu les collectifs ci micro Babacar Seck. mais xamal nañu ne comme ni ko sëriñ bi waxee moom nangu na ko balaa la 30 10e mois liggéey bi dañ koy tàmbali te ñoom dinañ ko jëmmal ci ay këyit ñoom état bi dinañ ñu accompagner dinañ ànd ak ñun képp kuñ fa joxoon luñ naan boo dinañ ko teggi annulé ko delloo Malika suufam te ñun looloo ñu taxoon a ñëw
borom tool itam dinañ leen delloo seen suuf ba pare semaine bii di ñëw dinañ daje ak mairie bu Malika suñu maire notamment Talla Gadiaga woo équipe bi nga xamante ne ñun ñooy coordonné ak ñoom ñu waxtaan borom tool yi ñu delloo leen seen suuf defal leen ko ay boo dañ fa joxe woon ay boo depuis 2014 dafa am ñu fi attribué woon ay boo te foofu ñoom dañ ne forêt classée la te forêt classée bi Malika moo ko jiitu Malika mu ngi fa nekk depuis 1914 waaw ci ndigalu Seydina Limaamu alayhi salaatu salaam ñoom nag tey li ñu leen wax mooy que ñoom état bu Sénégal dañu am lu ñu war a delloo Malika ndax Mbëbës mu ngi occupé 114 hectares te loolu sunu moomeel la kon ñun Mbëbës bu occupé 114 hectares Kër Massar fi mu indoon ne nii ndox mi biir Malika lañ koy sotti ñu ngi koy sotti ci lak Mbëbës loolu moo yàq tool yi borom tool yooyu ñoo séddee seen i tool depuis 2002 boobu ba léegi ñu ko séddee mënuñu tabax saa bu ñu commencé teg mool Descos ñëw toj ko. waaw sëriñ bi ñëw na doomu xalifa mu ngi fi chef de village bu Tivaouane Peulh mu ngi fi chef de village bu Malika mu ngi fi li ñuy ñaan nag mooy li ñu wax ñoom nee nañ balaa la 30 mois dinañu jëmmal li ñu wax bëgg nañ ñu jëmmal ko balaa boobu. nama leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi tey nag suñu nemmeeku mi ngi ñuy yóbbu ca mag bu Louga maison d'arrêt correction bu Louga ak liggéey bi nga xamante ne amal nañ ko fa di ab jéego ci atum 2018 la ñu ko fa taxawal di ab tool boo xamante ne toolu 10 hectares la lépp nag ngir mën a may ñi nga xamante ne caabi da leen a féetee gannaaw ñu daan fa seenub doole bokk na nag la ñu fay bay di ñebbe ak lu jëm ci wàllub gerte liggéeykat ya nag di ñi nga xamante ne ñoom la caabi féetee gannaaw. di fa def liggéey bu am solo ku ñu fa demaloon Amago Robert Niang envoyé spécial. région bu Louga ay tool yu naat tool yi ngeen di gis di moomeelu kaso bu diwaan bi ñu caabi féete ginnaaw ñoo fi xëy bés bu jot kii ngeen di gis di kenn ci ñoom di ñu xamal ni jàngee na fi lu bari loo xam ni bés bu génnee dina ko jariñoo. waaw ñebbe lañ fiy bay ak gerte lañ fiy bay. mais man moom fii laa ko mën a wax dëgg yàlla fi nekk lañ ma ci tàggat man ko quoi daanaka ñi si jiir si laa bokk te fii laa ko jànge aussi musuma kaa def sama àdduna wax dëgg yàlla te bëgg naa tamit su ma jógee fii moom di continuer bi nga xam ne li ñu defoon bañ indi bañ ñëw fii moom mën nañ cee bañ a fekkaa ndax jëlee nañ fi xam-xam ndax man lii fii laa ko mën a wax dëgg yàlla te tey ñeme naa fu ma mënti dem ak waaw mën naa ko exploité nekk ci wax dëgg yàlla waaw ñu ngi réccu nag wax dëgg yàlla xàcc boo gis rek wërsëgu waay la xëy na yàlla moo ñu nattoo ñu ñëw fii te bi ñu fi ñëwee tamit gis nañ fi njariñ bu fekkoon nañ fi génnee sax ak bopp neen lay doy waar. projet bi nag ñu yor kaso bu Louga ñoo ko taxawal ci atum 2018 luñ ci jublu woon mooy yombal seen dellusiwaat si askan wi. parce que ñu ci bari tey danañ def benn affaire boo xam ne ci 5 minutes lañ koy def. mais regretter ko 5 ans wala 10 ans wala toute leur vie xam nga peine de mort abolir nañ ko léegi nit ki mënu ko ne rek tëdd di kaso def fa 10 ans wala 5 ans defoo ci moom dara mu génnaat dem ci biti pertement la ci état bi pertement la ci nit ki donc l'état du Sénégal day dépenser xaalis bu bari ci loolu suñu kilifa yi surtout le notre directeur ren dafa joxoon 2020 def ko l'année de la réinsertion sociale. waaye ci seen liggéey bi nag. ñoom ñi lee soxla nañ bu baax ñu jàppale leen ba ñu mën a am suuf su doy ay jumtuwaay ngir gën koo yombal. mais en terme de moyens vraiment lu ñu gën a soxla moom mooy les outils ak terre yi bu ñu amee terre am outils yi structure étatique yi aménagé ñu je pense que war nañ mën a dem. si noonu ñoom sax yenn saay dinañ am ay fàttaliku wala sax dajeek ñoo xam ni caabi da leen féete ginnaaw waaye bu ñu demee ba moom seen bopp. jëlaat beneen yoon soppeeku ba dooni royukaay yi. parce que am na ku fi nekkoon ku yoroon toolu soble bi dafa génn libéré dem ci grâce fan yële mu woo ma ne ko yow gëj naa la dégg mu ne ma maa ngi nii póotu ci ginnaaw fii ma ne ko mbaa yaa ngi liggéey wala waa maa ngi sama tool ma ne ko waa dinaa ko vérifier benn ngoon nii benn samedi man taal sama oto dem ba póotu woo ko. mu ne ma maa ngi nii ci tool yi ma dugg fekk ko ci tool yi boo xam ne nii moom moo ko moomal boppam ma ne ko yow lii boo ko jaayee lan nga mën a am bi ma ko yor estimation mu ne ma xeeb naa ci 700 000 te il était là ci affaire yooyu lañ ko jàppee woon loolu daf ma touché loolu mu leer na ma kii tey jógee na prison am na loo xam ne ni dootoo ko ci gisaat. liggéey ñax jariñu bañ a tëdd rekk tàggat itam seen yaram
waajal seen ëllëg ba mën a dellu siwaat ci biir askan wi loolu mooy seen bëgg-bëgg laata loolu nag ñoom ñi le fii ñu ngi kaf ak ree ak ñi nga xam ni ñooy garde yi. reportage bu Amagor Robert Niang Naar Diop ak Abdoulaye Léon Ndoye ñu waxtaanee wuute gi am ci kayit gi nga xamante ne moom mooy certificat de mariage bu ñu mun a amee ci kanamu yoon ak kayit bi nga xamante ne moom la ñuy jox way dencante yi gannaaw takk gi ca juma ji kon jàppale ne kayit gi nga xamante ne moom la ñuy joxe ca juma amul benn njeexital boo xamante ne am na ko ci kanamu yoon waaye certificat de mariage nag mën naa may ñi di way dencante yi ay mbir yoo xamante ne mën nañ koo am ci kanamu li nga xam ne moo di wàllum administration reportage ak leeral dañ ci ànd ak Abdourahmane Lija. fii ci Sénégal bëri na lu ñuy seetlu mariage yu ñuy yéex a déclaré ca mairie ba wala sax duñu ko mës a def. peut-être ñoom mun nañu bañ a am xam njëriñu tey ñu dem ñu continuer ñu dem ñu constaté ko ba ñu am kayitu sëy bi peut-être loolu day nekk ci situation yi nga xamante ne ñaari way dencante yi par exemple. ñu ngi évoluer ci secteur informel tey kayit boobu noonu mën na leen bañ a amal solo au regard de la société parce que peut-être liggéey ñu nekkuñu fonctionnaire amuñu contrat quelque part loolu aussi mën na nekk problème am na élément bi nga xamante ne c'est lié ak ñun suñu aada ak suñu cosaan peut-être am na ñi nga xamante ne dañuy jàpp ni kayitu sëy jigéen par exemple warul di ko tudd soo ko tuddee rek c'est parce que peut-être da nga bëgg a yóbbu sa borom kër tribunal. way dencante yu bari daanaka ci takkum jàkk ji la ñu yem muy bërëb bi nga xamante ni fa la ñu leen di joxe benn kayit ñu koy wax certificat de mosquée muy kayit gu ñëw ci jamono bu ñu sukkandikoo ci oustaz Ousseynou Ndiaye di imam ca jàkku Mermoz. kayit boobu dafa ñëw ci jamono waaye jamono ci gannaaw walla jamono yi ci gannaaw kayit googu amul woon ndax ñi nga xam ne ñoo daan maye ak ñoo daan ñaanante. dañ daan dem ci pénc wala ñu dem ci jàkk ja wala ñu dem ci daayira ba ñu ne diw ak diw de bëggante nañu ka nga xam ne nag moo méngoo ku jigéen ki nekk kilifaam mën na kaa maye ku mu délégué tamit ne diw mayal ma sama doom tamit lislaam da koy fekk ci loolu waaye attestation boobu mënul firndeel ne mariage bi wérul même attestation bu amul woon sëy wér na ndax waajur moom mooy maye. sëy bi wér na dëgg la wante woy dencante yi dinañu am ay jafe-jafe ci wàllum kayit yu ñuy soxla maanaam daal kayit gi nga xamante ne ñu ngi leen di ko jox ci jàkk ji amul dara lu ma mën a indi niki firnde ni takk gi yoon nangu na ko. maintenant poids juridique bi tey mënuñu dindi lu fi nekk moom mooy que mariage moom acte d'état civil nga ko mën a prouver c'est-à-dire un certificat de mariage léegi nag. am na ndax dañu reconnaître nañ mariage coutumier reconnaître nañ mariage bi nga xamante ne dañuy décider pas dem defi ko ci mairie bi mais ñu dem defi ko ci jàkka ba wala ñu defi ko feneen mais après ñu dem ñu constater ko au niveau de l'état civil mënul encore une fois certificat de mosquée boobu exemple boobu laa mën a jël mënul def office de certificat de mariage. ñu booloo ci bu neexee ak bu naxariwee ñoom ñi leen di woy dencante yi daanaka ci bu naxariwee la ñuy doog a xam njëriñu kayit googu di certificat de mariage. waaye am na ñoo xam ne nag soxlawuñu attestation ndax toll nañu foo xam ne tey boo amee attestation am certificat de mariage nga dem ba jiixi jaaxa wala ngeen dem ba ñagas am diggante jëkkër ak jabar nga gis jabar jël certificat de mariage boobu yóbbu ko tribunal mu am fu mu jaar ak yow la nga daan am. ñu xaaj ko ñaar wala ñu xaaj ko ñett ji la ko jox am na ñoo xam ne foofu la ñuy xalaatee. loolee waral du ñu ko soxla association des juristes sénégalais ci kàddu ki nekk seen coordinatrice ngi ñuy xamal ni loolee mooy jafe-jafe bi gën a rëy bu client yi leen di ñëw di seet muy ay client yu nar a def léegi ñaari procédure ngir régler jafe-jafe yu ñuy dund seen néegu sëy.
Abdourahmane Ly mbas mi coronavirus tolluwaay bi ci réew ka Sénégal la ñuy waxtaanee ci bésub tey nag yemook gaawoo lim nga ñu jot a xamle ñaari doomi aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ndax feebar bi la yóbbu nag lim gi ci ñetti téeméer ak juróom-benn gannaaw bi mbas mi duggee ci réew Sénégal ba tey ci bésub tey nag test yañ jot a amal ci junni ak téeméer ak ñeent fukk ak benn doomi aadama fanweer ñoo ci daal di génn amee feebar bi ñu mën caa limaale ñetti cas yoo xamante ne ñu ngi bawoo bi ci réew fukk ak juróom-ñett yi nag ñoo ci ay cas communautaire fukk ak juróom ñoo ci ne ci sauvetage téeméer ak fukk ak juróom-ñett ci doomi aadama yokk nañu ci lim gi nga xamante ne ñoom ñoo wér ci mbasum coronavirus. article de la semaine beneen ponk gu gënoon a fës ci jotaay gi di nag li ñuy waxtaanee tey di département ga ñu nar a def li nga xamante ne moo di Kër Massar kàddu yu bawoo ci njiitu réew mi président de la république Macky Sall waral nag ñii di woy politique yi Kër Massar nag jamono ji ak nañu ko nar a def département loole nag moo doon li nga xamante ne mooy la ñu may gët jamono ji waral nag journal L'As daal di cee amal gëstu gu yaa ci xalima ki nga xamante ne nag moo di Mamadou Mbaxe Ndiaye taskatu xibaar la ca journal L'As moom moo sekk waxtaan ak El Hadj Malick Cissé laaj ak tontu dox seen pa diggante ci biir article de la semaine. Kër Massar nekk gox bu am solo mu am superficie bu toll ci 25 kilomètres carrés rax ci dolli lu ëpp juróomi téeméeri junni doomu aadama moo fay yeewoo. Pourquoi Kër Massar nekk enjeu en ce moment au niveau politique parce que li ñu war a xam mooy la politique est ce qu'elle est président bi profité na ci visite bi mu ñëw Kër Massar. ak contexte inondation bi xam na ne nit ñi sonn nañ te ñoo ngi loon laaj départementalisation bi depuis bu yàgg mu annoncé ko foofu mais ñëpp xamoon nañ presque ne départementalisation bi c'était acté parce que Kër Massar benn localité boo xam ne 25 000 kilomètres carrés la 25 000 mètres carrés muy 25 000 kilomètres carrés di 500 000 habitants plus de 140 quartiers ak enjeu bi mu nekk Carrefour nekk loolu noonu yëpp kon xamoon nañ ne départementalisation foog mu ñëw. ak départementalisation bi bataille bu mag moo nar a am lépp jëm ci leadership politique. manque de leadership bi am Kër Massar parce que li ñu war a xam mooy depuis 1996 Kër Massar moo ngi xaar ay doom. yu téye commune bi sur le plan managérial muy transparence muy gestion muy compétence muy lépp vraiment loolu manqué na Kër Massar. leadership politique Kër Massar li ko waral mooy dëkk dafay am ay politiciens yu ñu respecté dëkk day am loolu day am politiciens yu ñu respecté am na tey yu ñuy dal sax bu ñu amoon ay politiciens yoo xam ne bu affaire bi méttee dinañ taper sur la table génn jël presse bi ñu génnee ñu xam ne ñii li ñuy wax nii cause commune bi soxal na leen peut-être problème yi duñu egg fii mais loolu depuis 24 ans dañ ko manqué. région département wala commune yu bari suñu leen waxee rek xel yi dem ci homme politique yu fa fës loolu nag dafa mel ni nemmeeku wuñu ko ci Kër Massar. comme ni ma ko waxee ci article bi boo déggee yenn dëkk yi dañoo taqaloo pratiquement ak yenn tour yi buñ nee Rufisque ñëpp dañuy xalaat Mbaye Jacques Diop buñ nee Kaffrine dañuy xalaat Abdoulaye Wilane buñ nee Moussa Gueye ñu xalaat Bart buñ nee Podor ñu xalaat Aïssata Tall Sall mais buñ nee Kër Massar duñu dégg kenn koo xam ne nit ñi xam nañ ko sur le plan politique. ki ñu gënoon xam mooy du woon sax maire directeur de cabinet la mu tudd Idrissa Wele mu doon kii ci mouvement nawetaan di dimbali jeunesse bi ba moom bu amul woon yenn problème yi. mun na am mu nekk maire mais moom aussi comme yeneen maire yi xawoon na am problème mu foncier te bon moom moo ngi wax ne deful dara mais am na problème mu foncier. coow suuf nag lu ñu faral di dégg la ca boobule commune. foncier bi problème la parce que foncier bi dafa mel ni sax mais dañuy ñëw pour diriger commune bi pour foncier bi loolu ku dëkk Kër Massar bokk na ci li lay métti maire yi fa jaar yëpp. muy Mbacke Diop muy Gamou Boy ba ci maire bii nii même buy défendre ne ay erreur la woon ñoom ñëpp
ils ont eu maille à partir avec la justice am nañ problème mu justice ndax foncier bi te loolu nekk problème ñu ngi leen doon xaaree ci gestion bu sobre ak vertueuse ñu ngi leen doon xaaree ñu yëkkati xam nañ ne compétence transférée ak communes yi amul doole mais ñoo ngi leen doon xaaree seen néew somme yi ñu am ci budget yi ñu am ñu dimbali ci population bi mais population bi sentirul loolu. Kër Massar njiitu réew mi ni da koy def département boobu la jëf ñu bari rafetlu ko waaye leadership politique ci Kër Massar ba léegi nii leeragul ci bopp ñu fa yeew. article de la semaine ngeen mën a amaat numéro bu bees gaaw gi ñu dëgmal ak El Hadj Malick Cissé laata ñu caa yegg si ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéene kaay yi xëy fasal tey ak Assane Top. njiitum réew mi Macky Sall ci atub xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Serigne ko taalibeem nataal baa ngi ne dàng ci la tribune yéenekaay ngir waxtaane ngan ko président de la république Macky Sall ca dëkk bu sell ba war a gàttandu nag xew-xew bu mag bi doon magal gi fileeki fan ñi daal di cee yegg toftal ca kaw ne président Macky Sall war a nag jàmmaarloo ko soxlay waa Touba ba seet fan la war a mën a jaar ngir daal di koy saafara ana kañ lay jant bi di fenk ci mbirum batal la Joola ubbil yéenekaay gi di Vox Populi mi xëy dégte leen nataal bu raglu lool ak gaal ma ngay suux te ña ca biir ñu dem duñu dikkati mukk yéenekaay gi daal di fesal ci xatamu njëkk ne gàllu ko la Joola mujj naa doon ay sëg ña ca duggoon jandafa bàmmeel ba faw la ca gën a yées tamit mooy jéey joojee xewoon ci réewum Sénégal ba kenn dootu ko fàtte tey jële laam fukki at ak juróom-ñett mu doon ab góomu poxol bu taw wér rax ci dolli tamit lañ ca diggi woon ñoom kilifa yi amul lenn loo xamante ni jëfee nañu ko rawatina nag lu jëm ci wàllu ko yoon doon na la nga xamante ni ay njaboot yu bari say boo rek ñu jaaree fa tëdd nelaw ndax nag yëfi fenn la dul mujj jamono yi ñu sëngem lu ci suuxu ko batal la Joola ci enquête yéenekaay la ñu daldi seen ay ndaw yu takkatoo lay seen yéene ko bëgg-bëgg du leen lu dul gàddaay réewum Sénégal yéenekaay gi di enquête ne mbëkk mi dellu siwaat na ak doole ci réewum Sénégal donte ne sax li nga xamante ne moom moo di wàllu ko Covid 19 bi am na li mu si wàññi woon waaye ndaxam mbëkk moomee waroon na fee jeex tàkk bu ñu doylu yéenekaay gi di dafa xayma ak jàngat ci atum 2007 ba ci suñ jonne yàlla tey ak lu fi dugg ci wàllu ko alal dem ci junne ak ñetti téeméeri milliards yu réewum Sénégal jotoon ngir xeex musiba guni mel ba sax lu jëm ci wàllu ko mbëkk mi baadu dañ ko bëgg a def këllub yelwaanu kaay fekk na libération yi ne kaay dañuy xamal ne ay defkati ñaawteef nag ñoo doon dox ba faf tab bi ci fiiruk waa DIC doon direction des investigations criminelles journal bi di xamle ne wàllu ko njaayum sinebre bu tàkkarnaase lool lañ jàppee juróom-ñaari defkati ñaawteef ñu doon jaaba jonge ak googele sinebre ci diggante xaar yàlla liberté 6 jàpp Grand Yoff waaye nag ci xarañteefu ko waa DIC seeni pexe mujj naa gàntu ana kañ la Sénégal di wër àdduna bi di tooñ ay réew rawatino ay dëkkandoom taxit nag fay nañ ko borom ubbil les échos yéenekaay drapeau réewum Sénégal doon raayap réew mi moom la ñu def morse fobeerukaay dëggate ko journal bi les échos ne waa Guinée Bissau nag mere nañu lool réewum Sénégal te ñooñu le doomu réew ma Guinée la ña nga toll ca Suisse fa la ñu amalee seen doxub ñaxtu di naqarlu taxawaayup Macky Sall ak ki nga xamante ne moo di naataangoom bi di Mouhamadou Bouhari doon ña nga xamante ne nañuy jëflanteek réewum Guinée ñaawlu nañu ko lool yegg sax ba tuumal ñaari njiit réew yooyu le ne ñooy ñi nga xamante ni ñoo dooleel en mballo ba mu jot réew ma ci anam gu jaarul yoon ci kaw ki nga xamante ni moom moo di Domingo Simios Pereira bitim réew moom mën naa ñàkk dalal étudiant buy bàyyeekoo réewum Sénégal xibaar bi ci yéenekaay gi di Sud Quotidien la ñu ko jàng jaare ko ci wàllug bourse yi Khalifa Gaye doon ki ñu ko dénk ay kàddoom leer na ca nañ yéenekaay gi moo ñu ko dal di dégtal ma nga naan bu weesoo fanweeri fan ci weeru Satumbar ñemewuñoo gàddul benn étudiant di ko yóbbu muy jàngi ca bitim réew. Assane Top sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bekk suñuy programme ci ITV jaajëfal leen kon jotaayu njolloor si fi la ñu koy yëkkatee amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn laata loolu léegi ngeen mën a ànd ak Cheikh Sall mu dellu siwaat ci nemmeeku bi nga xamante ne groupe Emedia Invest daal na koy amal ca dëkk gu sell ga di Touba Mbacké ngir waajal màggalu Touba atum 2020 ci njiitalu président directeur général Mamadou Ibra Kane kon léegi lay doon ak Cheikh Sall jaa ngeen jëf